gars yi ñu ngi ziyaare bu baax a baax a baax a baax a baax ñu may leen ngeen dugg si ak jàmm dal ak jàmm incha allah ngeen partagé mbir mi yaatu waaw mais kooku ban Idi la sama xarit sama waaji la walla is that my man Idi or someone else parce que Idi am naa xarit Idi moom trompiste la nag Donald Trump la àndal nag waaw partagé leen gars yi partagé leen au maximum ñu waxtaanu niñ koy waxee dimanche ah waxtaanu dimanche fii mooy pencum dimanche mi léegi pencum dimanche bi fii la léegi macha allah waaw partagé leen ko séddale leen ko mu yaatu lool incha allahu ndax ñëpp man cee jot séddale leen ko mu yaatu na yaatu na yaatu na yaatu séddale leen ko mu yaatu ñu waxtaan bu soobee yàlla salaam 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 Alioune Diop El Hadj Mohamed Silla ale Casa waaw kooku de waa Casa Sport la moom kooku moom Casamance sinkoole mooti Modou Galsen sama xarit namm naa la Siaka Sidi Fall bonjour Kiné Rasoul gars yi maa ngi leen di nuyu Kiné Rasoul Mar Pastef waaw ñoo la raw de ñoo la raw Fanta Diop ñu ngi leen di ziyaare de waaw Fanta Diop siste noo def maa yaa ngi si jàmm mbaa question yi mbaa tontu yi maanaam satisfaire na leen rek voilà donc Yves Ba ñu ngi leen di ziyaare ñu ngi ziyaare ñëpp voilà des na 2 minutes nag 5 minutes bu njëkk bi laa bëgg a def ñëpp dugg si incha allahu rabbi comme ça ñu yaatal waxtaan bi fekk ñu nit ñu xaw a xam nga naan tuuti café fii ak ñaari minutes ñu tàmbali voilà parce que comme 1 heure de temps la ñu bëgg a wax dañu bëgg incha allahu rabbi ñu may nit ñi temps ñu ñëw Moustapha Niang Moustapha maa ngi lay ziyaare grand frère maa ngi lay ziyaare bu baax a baax Youssou Camara Balde Abdullah dem leen jëli Issa Diène dem leen jëli ko xam naa mi ngi nelaw mi ngi yaataa yombe fenn dem leen jëli ko indi ko ak Cheikh Bandian allez les chercher ak suñu xarit yi yëpp mais nag gars yi defe naa li gars yi di kaas ñun ñëpp ñoo ko déggandoo nee nañu partager bi dafa des donc il faut partager au maximum ku ñëw rek da ngay partager keneen partager keroog ñu ngi gis ci live bi macha allah 2000 partages 2200 partages tey nag bëgg nañoo yegg ay 5000 partages il faut waa ji ñu bumax leen won leen ne fii ñun ñoo ko moom fii kekk la nen du fi bonde il faut ñu won leen ko il faut ngeen partager 5000 partages la ñu soxla ñun nag dañu ambitieux maanaam du ñu dem ci ay 500 ki 200 ki 300 5000 partages la ñu bëgg ay 5000 ak 10 000 partages yooyu la ñu bëgg parce que dañu bëgg message bi jàll ba nit mooy dem toog ci suñu wetu kilifa diine yi ne leen sëñ bi bismillah déglul bokk xewlul loolu la ñu bëgg dañu bëgg ñuy jël message yi di ko yóbbu ci kilifa yi ñu koy déglu parce que c'est important message yi ñuy lancé dañuy bëgg adduna bi di ko déglu dañuy bëgg Sénégal di ko déglu dañuy bëgg doomu aadama yeewu bu baax a baax buñ ko déggee
voilà donc heure bi sonné na comme niñ ko waxee 17 heures exact 11 heures heure New York mi ngi nii voilà heure bi sonné na muy 15 heures heure de Dakar 17 heures heure de Paris comme niñ leen ko diggee woon vraiment tey ñu bëgg a ñëw am waxtaan bu am solo boo xam ne moom la ñu bëgg a waxtaanee muy suñu waxtaanu li nga xam ne moom la ñu gis fan yi ci Sénégal muy raam te toujours comme ni ngeen ko gisee nee nañu lii raam ci ñaay ba la jëm boo demee tey réew yu mel ni Afrique centrale ak yeneen réew yi nekk ci àdduna bi da ngay gis ne ces problèmes de malice dafa dem ba soppeeku ay guerre civile ci terrain boobu la ñuy woo ñi nga xam ne ñoom ñooy opposant bi Macky Sall tey dafa jël ay milisam bëgg a ñoo transporter ñun ci li nga xam ne moom mooy guerre civile te ñun duñ ko def parce que ñun ay nit yu civilisé lañu fi ñu bëgg a yóbbu duñ fa dem mais dañu bëgg a kilifa diine yi ak kilifa aada yi ak bépp sénégalais xam ne Macky Sall mi ngi pousse bouton yi yëpp mi ngi pousse bouton yi xam na ne sénégalais yi wëccu nañ ko Macky Sall il sait bien que les sénégalais ne le regardent plus on l'aime plus on ne le respecte plus léegi lan lay def mi ngi jël doomu sénégalais yi di ñu féewale ci suñu biir déggoon ngeen ko fi yéen a ko déggoon gis nañ fi ay doomu aadama yu génn ñu ne Macky Sall dafa ñëw fekk leen ñu toog seen buntu kër ne leen ana sa ngànnaay ñu ne leen ah man de aw ma ngànnaay ñu ne leen comme amuloo ngànnaay am mu jox leen jaasi ñii mu jox leen baseball bat maanaam mooy kuur yu mag yooyu ñuy dóoree gis nañu ne Macky Sall mi ngi pousse sénégalais yi parce que dinaa leen wax dara dañu ne toujours doomu aadama bu mu wax ci loo xam ne wóoru ko sama diggante ak yàlla laa leen di waatal man Ousmane Tounkara jël naa sama alalu bopp ma jël ay doomu aadama yoo xam ne dam leen ne ñu dem infiltrer li nga xam ne moom mooy recrutement nervi yi mu nekk ay nit ñu jël seen responsabilité dem infiltrer nervi yi ñu dem di leen recruter ñu am seeni ay numéro téléphone xam fi ñuy recruter xam ni ñuy recruter ñi nga xam ne ñoom ñooy recruter tey sax dañuy dem ba dañuy yor ay ngànnaay dañuy yor ay fetal yor ay arme blanche ma laaj nag police Sénégal gendarmerie nationale ñi yor kaarange doomu aadama yi fan ngeen nekk parce que xam ngeen ne li ñuy wax toujours lii raam ca ñaay ba la jëm lii raam ci ñaay ba la jëm te mi ngi raam lii raam ca ñaay ba la jëm lii ñuy raam laame ci Sénégal raam na ba dem na ca ñaay ba am na fa kër gu mu toog ne faax te doomu aadama yaa ngi ciy teg seen bët télé Sénégal yi télé fenal Macky est-ce que benn doomu aadama gis ngeen tey ci ay télé foo xam ne dañuy toog di waxtaane li nga xam ne déjà moom mooy réalité yi xew Sénégal naa fekk bi borom Maheli Jones xaritu Baba Aïdara lañ fi gis muy Cheikh Yérim Seck moom mooy dem ci télé yi fan yi ne voilà Sénégal vraiment nit ñi élection kenn mënu ko fee sàcc nangam kenn mënu ko fee sàcc bu dee Cheikh Yérim gëm nga ne élection kenn mënu ko fee sàcc lan moo taxoon nga dem manipuler doomu jàmbur bi nga dem manipuler turu Ousmane Sonko bi dem manipuler ne dañ koo jox 100 milliards de dollars ne ki société bi ko jox mi ngi tudd Tullow Oil yow yaa fi génnoon nga wax ko doomu aadama yi teg ci nopp yow la de yaag Baba Aïdara yéen a fi génnoon wax ko ngeen ne Tullow Oil moo financé campagne Ousmane Sonko Mahili Jones fàtte xeju fi Cheikh Yérim Seck le même jeune qui manipulait l'Afrique maanaam kii journal bi waaye Jeune Afrique ci président Tchad ba fàttewuñu de ba patron Jeune Afrique ak lim la bëgg yëpp mu ñaan la pour nga démissionner donc ñun ñu dégg leen rek ngeen di def seeni ay ñaawteef te rusu leen si sax population bi c'est ce qui est le danger kër yi ngeen dëkk ay sénégalais ñoo fa dëkk kër yi ngeen dëkk ay sénégalais ñoo fa juddu kër yi ngeen dëkk ay sénégalais ñoo fa màgg ngeen di tas àdduna bi di naan di dóor seeni ay kaasu sàngara di ñëw toog ci ay plateau télé di fen askanu Sénégal bi te amu leen dara loo leen ci rus patriotes yi dafa am loo xam ne dañ ko war a xewal dañoo am doole xam nga ku am doole da ngay wane sa doole nee naa leen Pastef
ñi gëm yàlla dëgg duñ ko bàyyi parce que Pastef la ñu wax pas-pas doomu aadama Pastef waxuma parti rek mais boo amee pas-pas nga am Pastef nitu Pastef dafay am pas-pas te doomu aadama bu am pas-pas du bàyyi li mu gëm gis nga ñun lii ñu jàpp nii pik ak peel moo ñu koy bàyyiloo doomu aadama yu ñu wóolu duñ leen mës a décevoir bien vrai que gis naa nitu idi yi fan yi ndeysaan ñu ngi jéem à tout force ak seeni ay caaxaan Tunkara bàyyi na diw Tunkara bàyyi na Ousmane Sonko Tunkara jàppal indil Ousmane Sonko yóbbul Ousmane Sonko da ngeen comprendreul man lu ma jàpp duma ko bàyyi lu ma ŋànk duma bàyyi ba mu dagg xam nga li wolof Njaay di wax lu ma matt duma ko bàyyi ba mu dagg tapet ñun ay gor lañu gor pire boo leen koy dégg ñëw leen set si ni duñu bàyyi li ñu jàpp nii duñ ko bàyyi duñ ci dellu ginnaaw moo waral lii moo waral tey ngeen gis heure bu important bii ñu doon jël di ko baaxee ay sénégalais pour ñu jàllale ci ay xibaar ñoom ñu def ko ngànnaayu xeexkat parce que dinaa leen wax dara ngeen xam ko nervi yi ñu ngi ci mbedd mi nervi yi ñu ngi ci réseaux sociaux yi nervi yi ñu ngi partout parce que Macky Sall moo leen recruter parce que dañu doyluwul dañu gorewul dañoo gore di ay doomu aadama yu gore di lañu parce que doomu aadama bu gore amul benn alal buñ la mën a jox ci àdduna pour nga faagaagal sa askan nga koy nangu du yëfu gor gor du faagaagal askanam gor du faagaagal dëkkandoowam gor du faagaagal xaritam gor du faagaagal am di jàmmam déedéet ñun ay gor lañu xamuñu loolu boo seetaanee yaa xam mbay barki Dembo Njaay muy wax di lancer benn message lan la lancé nee na bi mu feebaree Guy Marius Sagna dafa ñëw seet si ko toog ci wetam mu ne Dame Mbodj dafa ñëw toog ci wetam jàpp loxoom ne ko jàmbaar jógal xeex bi dañ la ci soxla c'est des adversaires c'est pas des ennemis nous sommes des adversaires au Sénégal pas des ennemis il faut doomu aadamay xam loolu ndax tey Macky Sall la suba keneen la ginnaaw suba keneen la démb xam nga kan la woon Sénégal démb Senghor la woon Léopold Sédar Senghor balaa moom ay Lamine Gueye ay ñoom Blaise Diagne ay ñoom Mamadou Dia ñëpp a ngi fi woon lan ngeen gis kii bu paree jox sa morom bien vrai que parfois ndeysaan Afrique xamuñu nu ñuy doxalee lu baax Afrique xamuñu nu ñu bëggee xamuñu lu baax léegi ñun bu ñu ñëwee ay gor bu ñu ñëwee di def suñu liggéey bëgg a changer suñu ab réew ay jaam ñëw di ko tasaare c'est quoi cette affaire de malice c'est quoi cette affaire de marron du feu léegi télé yi waxatuñ ci de benn télé waxu ci wax leen ci waa TFM ngeen ne yéen jàllale xibaar ay naafeq ngeen ay munaafiqun ngeen loolu lañ leen di wooyee ci alxuraan ay munaafiqun ay taskatu réew ngeen yéen seen télé yooyu du ay télévision ay ngannaay la ay ngannaay de chantage ndax xam ngeen ne benn patron de presse bu normal ci àdduna du toog nga nekk patron de presse ñu lay fal ministre El Hadj Ndiaye di conseiller spécial u Macky Sall El Hadj Ndiaye mu 2S ngeen toog di tas réew mi ngeen di fenal doomu aadama yi ngeen di tas askan wi ku ñëw ngeen koy faagaagal journaliste bu wax dëgg ci yéen ngeen jël télé bi dàq ko fa Pape Alé Niang bi ngeen koy dàq 2S xam ngeen ne pression Macky Sall moo taxoon xam ngeen ko vous savez on sait bien ak ñeneen Bougane Gueye Dany barki démb la jël suñu benn frère mu dàq ko xam nañ ne ay pression mooy tax loolu mais il faut doomu sénégalais yi ñu xam ne ñun am na lu ñu yàlla may nañu réseaux sociaux mafia kikak mafia bi Ousmane Diagne jiite gis ngeen lii Macky Sall dafa am kaddu bum ñu waxoon te yàggul dara nag xam nga ndeysaan li ñuy wax toujours ñu ne fàtte xeju fi loolu la ñu waxoon de Macky Sall am na kaddu bum ñu mës a yëkkatil fii doomu sénégalais yi xam ngeen kaddu bi lu mu doonoon nee na la magie du clic fera face à la toute-puissance du fric et du flic Macky Sall la ko waxoon de la magie
du clic fera face à la toute-puissance du fric et du flic. Macky Sall moo ñu ko waxoon. xam nga Macky Sall lu mu waxoon doomu aadama yi daf ñu ne gis nga doomu aadama loo jaay doole loo jaay nit ñi lu amul vraiment bis dina ñëw dina am ngànnaay boo xam ne doomu aadama yooyu dinañ ko am te àdduna bi dinañ leen déglu. télé Sénégal tey kan moo xam ne télé existé na ci Sénégal xëy na yéen man xawma ko ndax man duma déglu sax télé Sénégal ci réseaux sociaux yi laay gis ñuy réagir mais pourquoi mënu leen am ngor bu tol noonu ngeen boycotté télé yi bu leen kenn seetaanati. ñun nañu waxtaan ak Pape Alé Niang ce journaliste pertinent mu jël heure jàkkaarloo bi jàkkaarloog sénégalais yi en réalité wax ñu dëgg parce que heure bii ma jël nii tey dafa am ay doomu aadama yu ko yoroon mafia kàcc bi mi ngi fi. léegi Sénégal mooy réew moo xam ne nee nañu ku jël pancarte bind ci non au troisième mandat ñu dem jëli la sa kër yóbbu la prison. ma ne jël leen seeni ay pancarte bind ci non au troisième mandat taf ko ci seeni ay balcon def leen ko dem leen seeni ay balcon yéen ñëpp ngeen bind non au troisième mandat ngeen jënd ay t-shirt sol non au troisième mandat yéen ñëpp jël leen ko ngeen sol bu baax ñu def non au troisième mandat. Macky seetaatal sa bopp Macky seetaatal sa bopp seetal ni ngay doxalee Sénégal Macky ni ngay doxalee Sénégal du yëfu gor Macky ni ngay doxalee Sénégal du yëfu nit ku baax ni ngay doxalee Sénégal baaxul Macky accu otawat Macky accu otawat men kaalanima e pulaar men kaalanima e wolof men kaalanima e français men kaalanima e anglais men kaalanima e mallinke men kaalanima e joola men kaalanima e séeréer Macky accu otawat Macky otawat bëgguñu ëllëg ak sibir nga nekk eeg sénégalais yi di jooy waaw ñun Sénégal yërmande waaw Sénégal yërmande déedéet demewul noonu de Macky du yërëm Macky arrête de transporter le bétail électoral de Fouta à Mata de Fouta au Waalo et arrête de transporter le bétail électoral du Waalo au Fouta et du Jolof au Saloum et du Saloum au Sine. Macky arrête Macky accu otawat Macky lu ëpp day tuuru Macky enough is enough bëgguñu ëllëg ak sibir mbir mi yegg foo xam ne c'est trop tard comme ni ko gars yi di waxee it's going to be too late. Macky arrêtel Sénégalais yi ils t'ont lancé des messages à travers les vrais réseaux à travers les vraies télévisions. Macky arrêtel Macky Sénégalais yi dañu gore woon ñu jox la réew mi ci jàmm jox la ko ci njëkk ak teraanga góorgóorlul nga jàpp réew moomu ci njëkk ak teraanga ak ci jàmm ak salaam nga respecté doomu Sénégalais yi. dafa am loo xam ne comme niñ la koy waxee bu ëppee tuuru yaa ngi ëppal nag te boo ëppalee Macky lii metti ci yow lay doon xamal ne le peuple est souverain. Le peuple sénégalais a décidé, on a pris nos responsabilités en main. Peuple sénégalais bi dañu jël seen responsabilité ci seen loxo duñu may kenn dara. Gis naa à travers des réseaux sociaux jëm ngeen ñoo manipuler ñun kenn mënu ñoo manipuler il faut ngeen xam loolu kenn mënul manipuler doomu sénégalais yi ñooñu ngay fay 5000 francs di leen jox 1500 francs pour ñu lekk ñu naan ñu ànd ak yow di la yuuxul di la tàccul sa bopp ngay nax am na ñu koy def gratuitement. Macky baax diw baax na moo gën ñu amal bàyyil woy wu baax man sama jëmm ju ndaw ji xam naa njëriñu baax ndax keroog ba ma amee ay jafe-jafe contre yow ak say malice ak say criminel parce que malice yi bari nañu y a des milices diplômés y a des milices en costume yoo xam ne ñu ngi liggéeyal Macky Sall
keroog bi ma jàkkaarloo ak yéen ma sifaayee leen ci justice doomu sénégalais yi ànd ak man abandonné la ca ngay xam ne Macky mbaax rek moo am njariñ sénégalais yi dafa am loo xam ne ñun dañ ko jiwante ci suñu biir respect le respect maanaam dañuy respecter doomu sénégalais yi jox leen seen ak seen yelleef jox leen seen cër jox leen li ñu moom sénégalais yi Macky il faut nga jox leen li ñu moom moomuloo sénégalais yi ñun li ñu moom il faut nga jox ñu ko ba mu mat Macky boo bàyyiwul li ngay def ak sénégalais yi fi ngeen di mujj du neex doomu aadama bu ne mujj bu rafet lay ñaan li nga nekk di woote fi ñuy woo ñun duñ la fa wuyu il faut savoir que ces sénégalais sont déterminés et civilisés xam nañu nu ñuy def ba jëlee la fi yow nag comme fii moo la dese ngay jël ay malice di leen indi ñuy abuser sa population wu bopp mais yow tu es quel genre de père de la nation Macky ban façon nit nga ay doomu aadama ñoo la jël fan la ci bopp réew jox la lépp ngay baadoolo bu amul dara Macky jóge ci pauvreté juddu ci pauvreté màgg ci pauvreté loolu yëpp seetuñu ko Macky parce que ndeysaan dañu gëm ne ñun suñu réew ñëpp a tolloo amul kumba am ndey ak kumba amul ndey ñëpp a am ndey ñëpp a am baay ñëpp a ànd Macky arrêtel sénégalais yi ngay manquer respect Macky arrêtel il faut arrêter ce que vous êtes en train de faire aux Sénégalais c'est pas juste du yoon du dëgg Macky du dëgg li nga nekkee du dëgg li fi nga bëgg a yóbbu doomu Sénégalais yi du fu baax Macky arrêtel je pense que barki Dembo Ndiaye bu fekkee sénégalais yi bàyyi nañu xel gis nañu fi lu doy waar xale bu jigéen bu ñu dem fekk ci biir këram di ko dóor ay marron du feu di ko dóor ay malisu Macky Sall mais loolu il faut ngeen xam ne du lu baax ci ab réew malis baaxul ci réew parce que loolu moo tax réew ñuy am ay police ñuy am gendarmerie ñuy am ay homme de tenue il faut ngeen arrêter homme de tenue yi il faut ngeen xoolaat seen bopp ngeen xool yan doomu aadama la leen di la Macky di indi pour ngeen koy recruter il faut ngeen xam loolu Macky yow nit nga wala mbaam nga Macky sénégalais yi nit lañu fal wala mbaam parce que sénégalais yi biñ lay fal yaakaar moo taxoon ñu fal la yaakaar mais man je me demande des questions parfois ndax vraiment nous on est intelligent en tant que sénégalais parce que mënuñoo fal de parce que li taxoon ba kenn ci ñun mënul gis le même Macky Sall parce que en fait dinaa leen ne ñun xamuñu lu bari ci Macky Sall waaye xamoon nañ ne bëgg na jigéen bëgg jigéen ak gore di boo xam ne ci temps Ablaye Wade dafa am ay jigéen yoo xam ne sax ndeysaan dañ ko daan fekk ci bureau ne ko bàyyi jigéen yii ñëw fii di wax seen soxla nga leen di lambaatu parce que du yëfu gor du yëfu nit ku baax nit ku jaam bu mel noonu lañ jël ñu fal ko à la tête de notre État tey les Sénégalais vont souffrir comme ils nous ont dit nee nañu Sénégalais yi tey dinañu souffrir parce que Macky est compétent ils sont incompétents Macky est incompétent et incohérent Macky du nit ku baax waxoon naa leen ko keroog du ma yegg ci feebar bi parce que bëgguma offenser ay doomu aadama mais Macky Sall dafa am problème mental waxoon naa leen ko je vous l'avais dit il a un problème de tête dafa am lu ko manqué bëgguma tudd feebar bi parce que bëgguma vraiment tuutal ay doomu aadama mais Macky dafa feebar il faut ngeen xam loolu Macky il est malade c'est un mental xam nga li ngeen bëgg ñun ñu koy waxtaane ci réseaux sociaux yi duñ ko waxtaane
parce que débat réseaux sociaux bii ñun ñoo koy guider gis nga le vrai patriote n'abandonne jamais Macky il faut savoir que le vrai patriote n'abandonne jamais Macky boo fi indi woon ay milice nga indi fi ay criminel Macky nga indi fi lu la neex ci àdduna bi yaakaar ne doomu sénégalais yi mën nga changer seen mind da ngay caaxaan you are playing lii dox ci suñu mind ñun ak lii dox ci sa mind du benn parce que ñun we smell already ne que Sénégal mën naa changer te mën naa baax sans yow loolu la ñu gëm ñun Macky dinañ la tëggal raas dinañ la tëggal Bercy te wallahi billahi tallahi sa jóge Sénégal dina ñaaw Macky doo bàyyi Sénégal way bu baax man yërëmuma la ci yow say doom laa ci yërëm say doom laa yërëm ëllëg ñu war a jàkkaarloo ak ñoom Macky est-ce que dem nga seeti doomu Mobutu Sese Seko yi est-ce que kenn xamati na fu ñu nekk est-ce que kenn xamati na doomu Mobutu Sese Seko le président zaïrois est-ce que quelqu'un connaît qui peut nous dire où sont aujourd'hui les fils du président zaïrois Mobutu Sese Seko ou le palais d'or palais bi nga xam ne palais bi gën a cher ci àdduna bi Mobutu Sese Seko doon tëdd est-ce que gis ngeen ko tey c'est en ruine ay picc ñoo fay doxantu ay doomu aadama sax duñ fa dugg palais Mobutu Sese Seko palais bu luxe bi mu tabaxoon dem leen ngeen seetaan ko ngeen xam ne àdduna du dara juróom-ñaari mètre percale ñun ñëpp ci la ñuy mujj ce président nul ce vaurien ngeen ànd ak moom ngeen doon ay doomu gor yéen sénégalais yi lay waxal ngeen ànd ak moom doon ay doomu gor yéen ñu jël leen di leen jox ay ngànnaay ne dem leen ngeen dóori population Sénégal ndax 15 000 francs par jour yéen marron du feu yi laay waxal seetaat leen seen bopp parce que fii àddina la de et tous les faces sont reconnus bu leen fàtte ne dañ leen di xàmmee te Macky dina fi jóge te dinañ leen atte jox leen ngeen lekk ba suur atte leen tëj leen il faut le savoir ñun infiltré nañ leen on vous connaît tous par nom xam nañu leen yéen ñëpp par tour par adresse ku nekk ci yéen xam nañ ko xam leen loolu vous êtes infiltré sama diggante ak yàlla ak sama tray bàmmeel ñun dañu fay ay doomu aadama pour ñu infiltrer leen ngeen recruter leen ñuy daw di ànd ak yéen te xamu leen ne ñooñu duñu yéen seetaan leen rek ci Malice yi am na ci ñoo xam ne dañuy daw ànd ak ñoom waaye duñu dóor kenn duñu gaañ kenn c'est parce que ñun ñoo leen infiltrer pour ñu xam kan lañu pour les connaître et on les connaît bien xam nañu leen bu baax xam leen ne dinañ leen atte de dinañ leen atte fii ci àdduna balaa ngeen di dee te boo leen dee aussi safara ngeen jëm parce que nit kuy def ñaawteef xanaa xalaatu noo ne boo deeyee da ngay dem àjjana c'est pas possible yàlla moo ko waxal moo ko waxal boppam yàlla moo ko wax ci alxuraanam ku def wa man yaamal misqaala zarratin xayran yara wa man yaamal misqaala zarratin charran yara ku def lu tuuti ci lu baax di nga ko gis ku def lu tuuti ci lu baax di nga ko lu bon di nga ko gis loolu c'est exact loolu xam leen ko dafa am existence la ça existe il faut ngeen xam ne ëllëg dina ñëw te ëllëg boobu ala kulli aalin du manqué bakkan bu dund dina ñam dee ak loo mën a nekk man mii dinaa dee sama kilifa dina dee samay waajur dinañ dee samay doom dinañ dee ñëpp dinañ dee àdduna bi yàlla na yéex il faut ngeen xam loolu xam nga doomu aadama boo bàyyee xel ne ëllëg am na rek di nga sa tey di nga ko liggéey mu rafet man de li may ñaan yàlla man Ousmane mooy chaque jour sénégalais yi jàngalaat ma loo xam ne mën naa koo njariñee ko ay doomu aadama mais du pour ma ñëw rey ay nit déedéet il faut ngeen comprendre loolu il faut ngeen comprendre ne doomu aadama boo jàngul ci sa expérience mbaam nga yéen marron du feu fii ngeen toogoon barki Dembo Ndiaye xeexal Macky Sall ba campagne passé mu ne leen fi ñokket romb leen
bàyyi encore ba campagne jege mu jox leen ku ne 15 000 ne kaay leen dóor seen frères yi ak seen sœurs yi ngeen koy nangu ça c'est inacceptable inadmissible il faut ngeen xam ne lii ngeen di def ni crime la c'est un crime contre l'humanité crime la contre l'humanité il faut ngeen xam loolu le Sénégal va vraiment mal il faut ngeen xam ne doomu aadama bu dund wallahi al azim di nga dee te dinañ la atte il faut ngeen xam loolu amul kenn koo xam ne sa makkaama wala sa makkaama ndey wala baay wala mag wala rak wala sëriñ dina tax ba duñ la atte amul fenn naka ngeen mën a toogee tey ci réew mii suñu réew maam Alaaji Malick suñu réew maam Sëñ Touba maam Bu Kunta Njaasaan suñu réew maam Baay Ñas ngeen toog ci réew mu teddu Sénégal bii suñu maam yi génn xeex ba goreel réew mi ngeen bëgg a jël buumu njaam teg ko maamu Macky Sall amul dara lu mu liggéey ci Sénégal dem leen ngeen xool ko ku ko gis ci histoire indi ko nga bindal ma bind leen ko fii donc waru leen nangu kooku di leen manipuler c'est pas possible sénégalais war ngeen nangu kenn ku ne manipuler leen sauf Macky Sall loolu mooy li nga xam ne moom mooy catastrophe mooy gàcce bi gën a rëy ci gàcce yi ngeen toog benn doomu aadama boo xam ne du benn maamam dans l'histoire du Sénégal amul benn maamu Macky Sall boo leen mën a jël teg seen baaraam ne kii de moo demoon ci xare bale moo xeex lii moom moo indi lii Sénégal amul benn maamu Macky Sall bu ci bokk moom bi xeex mi au contraire jollee Fuuta maamam yi dañu daw ngeen gis loolu ñun ñëpp ñu gis ko ñun ñëpp ñu gis ko seede ko kooku mooy ñëw tey Sénégal di manipuler doomu sénégalais yi di leen buxume di leen jox 15 000 ak 5 000 ne leen dem leen ngeen reyante ci seen biir ñu nangu ko nag ñu nangu ko mais on n'est pas digne il faut ngeen xam ne marron du feu yooyu suñu ay frères lañu ak suñu ay sœurs arrêtez il faut ngeen arrêter li ngeen di def ni ñun ragaluñu leen il faut ngeen xam ne ñun ragaluñu leen. Les Sénégalais n'ont pas peur de vous. Vous ne comprenez pas. Comprendre leen ne Sénégalais yi ragaluñu leen. Sénégalais yi amuñu lu ñuy ragal. Sénégalais du ragal. Ragal judduwul Sénégal. boo leen jëlee exemple président Ousmane Sonko ngeen xool ni muy doxalee ci biir réew mi dund ci biir réew mi di ko doxantoo ci biir réew mi da ngeen war a xam ne Sénégalais yi ragaluñu leen. dafa am lu ñuy seet dafa am ku ñu digal dafa am ku ñu digal dafa am kilifa yu ñu digal yoo xam ne dañ leen jox suñu kàddu ñu ne ñu bu leen taal bu leen yàq réew mi ñun ñoo ko bokk bu leen yàq def leen ndànk doxal leen ci jàmm ak salaam loolu moo ñu fi bàyyi waaye billahi bu du loon loolu ngeen gis loo leen masta gis ci àdduna bi we gonna show you dinañ leen won safara we gonna show you fire billahi wallahi al azim bu du leen kilifa diine yii nga xam ne bu du leen kilifa diine yii ñu digal jox ñu ndigal comme niñ koy waxee wallahi di ngeen gis safara di ngeen ñam kaani foo leen dox ci mbedd mi kaani moo leen di xeeñ waaye ñun dañu am yar am teggin am discipline ndax bi ñu jógee won leen suñu bopp gis ngeen 2 jours 3 jours la ñu jàpp Sénégal en otage booba yéen pare ngeen ba takk seeni ay bagages booba ñu mel ni Mame Mbaye Niang ak ñeneen li fi suñu frère bi waxoon Mame Mbaye Niang di ci rey boppam te ñun ñëpp ñu teg ci suñu baaraam booba Mame Mbaye Niang mi ngi négocier naka la war a mën a duggee Pastef ak ñeneen booba tiit ngeen foo laal mu éclaté foo laal mu metti ñëpp dem lakkatu ñëpp daw birima wuti àll ba ñëpp daw tout le monde en fuit waaye ñu xooj leen ba jàpp leen ci baat ndeysaan suñu kilifa gu mag gi yàlla na fi yàgg te wér mu woote paix mu woote jàmm gis nga sa kilifa lu mu def baax na kilifa lu mu def baax na parce que li ñuy wax la ñu ne mag bu toogee li muy gis gone dina taxaw te du ko gis
donc kilifa yu baax yooyu dafa am lu ñu séen xëy na xam nañ ne mënoon nañoo jàpp Macky Sall mais xamoon nañu ne aussi transition bi dina doon lu doy waar. Seydina Ousmane bin Affan ibnu Affan génn ndeysaan mu ne ñu bu leen jàpp Macky bu leen def coup d'état Sénégal. xale bu am yar bu am teggin boobu bu loxoom set boobu mu ñëw wax ak sénégalais yi mu nañu bu leen def coup d'état baaxul ci réew nañu bàyyi Macky mu doxal ñetti at moo ko fi dese nañ ko bàyyi mu doxal kookoo gore yéen kan moo mën a xool Ousmane Sonko mu wooyee ko gore di kan moo mën a xool Ousmane Sonko ñun maa ko mag mais dama koy rus waa jooju dama koy rus j'ai honte quand je l'entends dama koy rus wallahi lazim munu ma yëkkati sax sama baat di ko jëmale ci moom loolu yàlla moo koy def ci nit c'est Dieu qui le fait yàlla mooy def loolu ci doomu aadama nit la koo xam ne maqaama bi mu am yàlla moo ko may kenn mënu ci dara ku ko voteel ku ko bañ a voteel ku ànd ak moom ak nga bañ a ànd ak moom xam nga ne yàlla am na lu mu def ci Ousmane Sonko xoolal facilement boo xoolee ku mel ni imbécile bu mel ni Birima moo ñu mag fuuf mag suñuy baay dañ koy saaga ndey di saaga Yérim di saaga ñoom Bouba Ndour di saaga Youssou Ndour di saaga El Hadj Ndiaye mais Ousmane Sonko boo yëkkatee saaga jëmale ko ci moom da ngay am looy ruus dafa am luy génn ci yow ndax doomu aadama bi mënu la sax xool ci kanam il respecte même les bébés. ngeen yaakaar ne lan moo tax ñu génnee morceau brassard bu rouge lan moo taxoon Ablaye Wade bàyyi doomu sénégalais yi di ko génnee ci àdduna bi c'est pour ñu wane seen frustration c'est pour ñu wane seen naqar président kenn ñëpp mënuñoo wax ak moom donc message yooyu doomu aadama yi di bind ci pancarte bi loolu daf koy jàngal loolu dafa am lu mu koy jàngal Ablaye Wade le sage Ablaye Wade dafa sage sénégalais yi jox leen ko cër. parce que doomu aadama boobu dafa doon bàyyi doomu aadama yi jël seeni ay pancarte di wane seen naqar takk ay brassard rouge mu taxaw di wax ak doomu sénégalais yi loolu mooy nit mais mbaam mii nee na dëkk bi du dox te ku ma ko wax ma dal sa kaw mbaam bi nee na moom mbaam sëf nee na dëkk bi doxul waaye képp ku génn di ma wax ne dëkk bi doxul ma dal sa kaw loolu foo ko mënee dégg nga takk soxna indi ko ci biir kër nga ne ko attends eliman bi nee na la buñ lay takkal soxna xam nga luñ lay wax ci jàkk ji barki dem boo njaay fekkee naa fi benn dañuy ne yow yaa yor lekkam yaa yor naanam yaa yor colinam yaa yor kaaraangeem yaa yor dëkkuwaayam loolu lañ leen wax de xale yu góor yi ngeen jéggal ma ko nag man nga am nag soxna mu am liggéey mu jàppale la mais du responsabilité am yow nga ne soxna soosu non boo fayul luwaayee dinaa la ñuus boo toggul amen togg daf ko war a def boo fayul luwaayee dinaa la ñuus boo fayul dëkkuwaay dinaa la ñuus boo génnewul dépense loolu mooy ban façon nit ça c'est quoi ça wala ñu dénk la ay doomu jàmbur ci sa biir kër nga ne non yow xale yooyu da nga leen di dóor di leen gaañ déedéet adduna du noonu Macky xëy na amuloo ngor xëy na Macky xëy na amuloo ngor gars yi dinaa am lu ma leen wax ndeysaan sama benn kilifa gu baax lu ma wax yéen a ngi ci biir fii di bind nee naa leen man ku ma saaga xam jëlal saaga boobu nga nee nañu nga xam ne sa yaay bi la jur ak sa pap bi la jur ndeysaan bi ñuy sëy dafa neexuloon dafa naqari lool moo tax nga judd doon doomkatu doomu saagakat c'est parce que ndeysaan mariage bee neexul woon voilà donc ñëw leen ngeen saaga yéen ñii saaga lool la te ku yaakaar aussi ma tontu la nga xam ne sa baay ak sa ndey juddooguñu du ma tontu kenn damay wax li may wax ba yeggali ko incha allahu rabbi te duma ci tontu benn vaurien ndax ñun li ñu indi mooy Sénégal li ñu fi bàyyi mooy Sénégal kese moo ñu fi bàyyi ku sa sëyu ndey ak bàyyi neexul nag demal nga waxtaan ak ñoom demal nga xool noo leen di juboolee moo gën waaye jàpp nit ñi di leen saaga loolu seen problème mu bopp la vous êtes des mécontents li leen mécontent loo nag du ci ñun loolu ci yéen la nous on est content ñu ngi sant yàlla dara jotuñu
ndax gis ngeen ko barki Dembo Njaay la fi Macky yaakaar ne faagaagal na doomu aadama yi waaye déedéet Macky daf ñu gën a dooleel tey la waalo gën a aay duñu dellu ginnaaw duñu yoxi duñu wàññi dañuy yokk dañuy teg suñu tànk fiñ ko tegoon démb mu gën a diis pour Macky xam ne les Sénégalais sont déterminés et on a décidé de le faire partir il faut Macky xam loolu Macky doo bokk Macky 3e mandat wonta Sénégal Macky Fuuta welaani li Fuuta muusi ah Macky Fuuta muusi de wax nañ la ko de Macky waa Fuuta ñu ngi la koy wax nee nañ la Fuuta doxul Macky Sénégal moo doxul c'est ça le problème bi c'est pas un problème de Fouta c'est le Sénégal qui ne va pas Sénégal moo doxul foo laal mu metti koo gis ci Sénégal tey borom kër boo gis mi ngi ci ay jafe-jafe yu metti Macky Fouta tampi Macky Sénégal tampi Macky Casamance tampi Macky Tambacounda tampi Macky Vélingara tampi Macky Kolda tampi Macky Ziguinchor tampi Macky Sine Saloum tampi Macky Saloum tampi Macky Kaolack tampi Macky Diourbel tampi Fatick tampi Macky men tampi sénégalais be tampi même fala ko ya ñaaw Macky ko même fala ko njaha men tampi Macky doxalal nee nañu suñu kilifa yu baax yi dañu ne buñ la fi jëlee nañ la bàyyi incha allahu rabbi ba 2024 doxalal Macky ba 2024 je ne vais plus appeler aux Sénégalais de te faire déloger parce que nee nañu loolu wóorul nee nañu loolu wóorul Macky nee nañu wóorul ñu jëlee la fi parce que buñ la fi jëlee réew mi mën naa dem mu gën a grave mu gën a catastrophique nañu bàyyi ba élection ñu utiliser li nga xam ne moom la ñu yàlla may loolu la ñu wax sama chéri bi ma bëgg ci sama biir xol Aïssatou Ndaw ah man de bëgg naa la ci sama biir xol yaa ngi noonu nag macha allah yal na la yàlla defal jàmm voilà yal na la yàlla defal jàmm de Absatou Ndaw Absa soxna Absa en tout cas yàlla na la yàlla defal jàmm defal ko sa njaboot yëpp voilà maa ngi leen di gars yi comme ni ma leen koy waxee toujours dinaa leen won ay vidéo lii mooy gàcce réew boo demee ci réew ba ñi nga xam ne ñoom nga war a protéger muy suñu ay sœur ñoom la ñuy dóor di leen gaañ dara gënu koo metti ci biir xol suñu sœurs yi la ñuy dóor léegi di leen gaañ j'ai mal à comprendre ce qui se passe chez moi. mbokki internet Tataguine Info ba tey ñi ngi leen toppal xibaar yi parce que niñ ko waxee rek programme dafa nekk avant pendant et après donc di jàll nañu avant bi ñëw nañ ci pendant bi donc nag ñoom ci après bi comme le président jàll na dañuy xool nag léegi li nga xamante ni moom moo xew ci ginnaawam wala moo xew ci loor bi mu ñëwee léegi nag ñi ngi taxaw ak benn jigéen joo xamante ni daal gis nañ ni kanam gi daal ni mu mel melokaan bu jaadu wala ndax dagg na dañ koy bàyyi mu nuyoo présenté bu ko paree ñu xóotal ke soxna si maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax. ma bëggoon nga présenté wax ñu noo tudd ak foo dëkk. man Aïda Sall laa tudd Ndella laa dëkk. soxna Aïda ñu ñëw gis sa kanam gi am melokaan boo xam ne jaaduwul ñu bëggoon xam lan moo la def lii. ay nervi Macky Sall yi mu àndal ci boppam ñoo wàcc ci tali bi ñëw fekk ñu ci tali bi fekk ñu tekk suñu brassard rouge ñu ñëw sol suñu yére ñu xotti yére yi dindi brassard yi dindi suñuy musóor gàddu ko yóbbu boole ak seeni tiire feteel man sama néeg lañ ma fekk ma tëdd ma yéeg ca kawlal ba ñu fekk ma ca kawlal ba muy ñaari góor ak kenn ku jigéen jàpp sama yére poñe ko ba mu dëgër nangu sama téléphone nag sama identité mu ngi ci sama carte yéef mu ngi ci sama 21 000 mu ngi ci ñoom ñoo ko nangu yóbbu ko xale góor yi mën a luñ leen dara ndax bi ñuy commencé tiire feteel xale góor yi ko dañuy daw bàyyi dem seen yoon mais dañu gis sa kanam gi dagg lu ko def nii ñoom ñoo ko dagg xale bu góor bi ak xale bu jigéen bi ndax keneen ku góor ki dafa taxaw ci buntu néeg bi moom moo yor feteel bi taxaw ci buntu néeg bi ku góor la ak ku jigéen ñoom ñoo dagg sama kanam bi tey boo amoon looy message booy lancé lan lay doon li may lancé mooy bu fekkee ne Macky Sall nii la nar a yoree réew mi bu dee nii la nar a yoree réew mi ñu xam ne réewum crime la nar a doon parce que lii jëmul kër président en tant que président nga taxaw ànd ak ay banditisme yoo xam ne dañuy ñëw di rey nit parce que lii rey nit la parce que li tax ñu ñëw ba tey yor ay feteel di tiire nit loolu rey nit la bokk. lu waraloon seen ñaxtu.
li ñu waral suñu ñaxtu mooy dañu sonn jeunesse bi sonn nañu amuñu liggéey taxawaalu gi bëri na xale yi ñoo ngi leen di rey ci kaw tali bi te mënuñu leen defaral sa duudaan. gars yi nañu yëngu gaaw mu am. loolu mooy problème. dégg ngeen ah. waaw jërëjëf. man xaw ma ndaw si boo leen ma ko mënee woowal appel vidéo buñ ko mënee am ndaw si kenn ku ko xam ci yéen boo leen ko xamee ngeen fexe ñu jot ci moom ñu jëndal ko téléphone mu am téléphone am bi nga xam ne moom lañ ko nangu incha allahu rabbi dina ma neex waaye comme ni ma leen ko waxee il faut ku koy woo nga dem ba ci moom mu woo ma appel vidéo ma xàmmee kanamam gi bu ma xàmmee kanam gii ma gis incha allahu rabbi promettre naa ne dina jóge ci man ma jëndal ko téléphone bu bees amaana sax téléphone bi gën bi mu amoon incha allahu rabbi ñu remplacer ko ñun li ñu intéressé ci Sénégal mooy doomu aadama yi nekk ci jàmm voilà loolu nag du yomb parce que sequñu ko ak ay gor parce que boo nekkee ci ab réew ay délinquant jiite la banditisme rek moo mën a dox ci dëkk boobu donc Macky est devenu un terroriste voilà le mot terroriste ça appartient à Macky Sall parce que il terrorise sa nation Macky mi ngi terroriser li nga xam ne moom mooy nation sénégalaise ah soxna Khady I love you more xam naa nag sa wujj bi tey dina fiir ah sa wujj bi mi ngi seetaan de damay bañ mu pare rek mu ñëw poñe la voilà donc gars yi comme ni ma leen ko waxee vraiment am nañu lu ñu naqari te am nañu aussi loo xam ne ñu ngi koy jooytu bëgg doomu sénégalais yi dégg ko parce que lii ñu gis Macky di ko def li ñu gis mu koy def lii jëmul kër li Macky Sall di def nii jëmul kër voilà Awa Manga nee na Bignona tampi te muy dëgg fépp a tampi ci Sénégal foo laal mu metti Sénégal foo laal mu metti foo laal dafa metti il faut doomu aadama yi ñu xam loolu ñun duñu ragal duñu dellu ginnaaw il faut sénégalais yi xam loolu ñun ragaluñu te duñu dellu ginnaaw il faut ñu xam loolu de Macky comprendre ne ñun mënuloo ñu intimider tu ne peux pas nous intimider parce que comme li ñuy wax ku gëm yàlla du ragal doomu aadama te ragal yàlla ragal doomu aadama yab yàlla la ragal doomu aadama yab yàlla la Macky ragal doomu aadama yab yàlla la non gars yi gis naa ay dangaa baax déedéet du loolu c'est parce que lii devoir la ci ñun mënuñu doomu aadama génn di dem naqarlu ñu nangu téléphone am ñun ñëpp ñu toog seetaan ko du man rek man bu ma jotee ndaw si léegi am na ay xarit yu baax yuy jaay téléphone ak ñeneen yoo xam ne mën naa leen woo ku nekk participer ñu jël téléphone bi jox ko c'est les Sénégalais qui vont le faire c'est pas ma personne fàtte leen ma personne est toute petite man benn nit laa rek ci xeex bi man benn peppu ceeb laa ci combat bi dafa bari ay doomu aadama yoo xam ne dañ ci jàpp ndax barki dem boo njaay gis ngeen man bi ma duggee ci jafe-jafe est-ce que man maa ci génnee sama bopp déedéet ay doomu aadama ñoo xeex génne ma ci te doomu aadama yooyu ñu ngi fii ci live bii di seetaan donc nañu comprendre ne Sénégal li koy defar ñun ñëpp la du benn doomu aadama benn nit mënta defar Sénégal muy Seydina Ousmane Sonko di keneen ak keneen ku ñu mën a jox réew mi il faut ñun ñëpp ñu ànd pour jàppale ko pour defar réew mi Macky Sall moom nee na dañ koo fekk ci mbaadoo la jox ko Sénégal jox ko xaalisu Sénégal jox ko kaarange bi xam nga léegi lu ñu fayee mu ne Sénégalais yi dañ ko iñaane ndax li mu am man moi parfois je me demande si cette personne nitu Macky Sall bi ndax mi ngi ànd ak sagoom xool leen démb li nga xam ne moom moo xew Saint-Louis ay ndaw dem ci seen balcon bind non au 3e mandat xool leen lii non au 3e mandat voilà jeunes yooyu bi ñu génnee def non au 3e mandat xam ngeen lan moo xew dañ leen dem jëli ci seen biir kër yóbbu leen prison yóbbu leen kaso dem tëji leen dañu ne rek non au 3e mandat pancarte la ñu bind
def ko ci seen balcon non au 3e mandat ñu yéeg dem fekki leen seen biir kër jàpp leen c'est extraordinaire dañu dem fekki gars yi seen biir kër seen kaw balcon ñu jàpp leen yóbbu leen xool leen nervi Macky Sall yi ñu ngi nii ngeen bàyyi leen xel xool leen regardez ça c'est ça les nervis les marrons du feu c'est des mercenaires en fait yàgg na ci àdduna bi ay mercenaires lañu c'est des mercenaires c'est des mercenaires. non tey gis nañu lu nu metti ndax ñun xeexuñu xuloowuñu dañu jóg di wax di lancer message pour président xam lu ñuy jànkonteel ci xaar yàlla mais ay nervi ñoo fi ñëw yore ay pompe à gaz yore ay paaka yore ay jaasi yore ay yat di bul xataal askan bi di leen sonal ci ñaar fukki nit ay jeunes ay xale yu ndaw ñun nga xamante ni le futur Sénégal suñu loxo lay reposé wu. waaye tey jii tey lii mooy ana police xanaa moo war a escorter le président mais pas ay nervi lii du jàmm lii du jàmm nguur gi dafa mel ne démocratie amul Sénégal. c'est extraordinaire. tëddatuñu ba nelaw lekkatuñu ba mandi jaaxale nañu jaxasoo nañu waaw man ma yaakaaroon ni ku mel ne Abou Guindo Oumar Soxoloxo ainsi de suite ku lim cuum suñ demee ba taxaw si télé bii nii sol suñu ay yére yu xonq di wane li nga xam te ni maanaam mooy suñu liy jooy teg suñu drapeau bindu ñu si dara lu ñaaw itamit pour ñu bàyyi nag suñuy suuf ndax ëllëg ñu mën a am fu ñuy dugal suñuy njaboot ah ñun daal dañu jékki-jékki rek macha allah yaakaar tas nan la yaakaar tasee daal jëkk nañu jëkk gis benn biis boo xam te ni ay ponkalum doomu aadama yu mu musul gis si kaw suuf wàcc si ñii yor ay kurfeñ ñii yor ay paaka ñii yor ay pompe à gaz jot nañ fi pompe bu ma soxla ak ñeneen man moom dañ ma fëgg ay arrêt ba maa ngi nii tey bu may wax rek yàlla tax alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi koy sant suñu borom gisoo de mi ngi nii ba léegi nii sama bagage yaa ngi nii sama yaram yëpp a ngi nii kon mbir mi daal dañuy delluwaat di ñaaxaat président di ko wax que ni ñun kontaan nañu si moom te duñu mosagum kontaan suñu moom ki nekk ci dëkk bi nag moom kooku ñun considéré wuñu ko bu dee Mansour Faye kese ñun considéré wuñu ko te mënu sax ba kay tëj muy nit man dama yaakaar ni nga dëkk si biir ndar gii nii nga ni doomu ndar nga tey nga jàpp ay doomu ndar di leen def nii indi ñoo xamante ni kenn xamu fa lañ jóge xamewuñu si kenn ràññewuñu si kenn metti na nag trop xaw ma sax lu may wax fu mu toll nii waaye daal monsieur le président ñoo ngi lay wax benn mbir moo xamante ni da nga ko bàyyi xel suñu xaar yàlla gi nii jaral nañu suñu bakkan te lii lancement la rek des na lii lancement la nag film bi nag des na te bañu ni si dara nag suñu kër di noonu ko bàyyi ndax njaboot gii nii ngeen di gis nii amuñu te wékkuñu ko fenn kër gii nii ku xool fii ngeen taxaw tey jii da nga xam ne kër gii kër Badolo amul clôture amul dara am naa si ñeneen moro am na ñoo xam ne sax man maa leen tane lii laa amoon si lu may ñaxtu te di ko delluwaat di ko wax président xoolaatal ñi nga xamante ni ñoo topp sa gannaaw ku si mel ne Mansour Faye ak ay gàngooram liggéey nu fi dara lu baax ndar sant nu leen gërëmul leen loo fi yàqule moom moo koy yàq wasalaam. waaye nag di dellu si waat waaw macha allah nag di tolluwaat di sant yàlla ndax xam nga ku mel ne kilifa yu dëkk jàpp ku mel ne man ab baadoo la bu jekkiwul dara saaxee ma nii def nii samay morom waaye nag alhamdulilah rabbil alamin ba dafa. voilà yéen a ko gisal seen bopp xam nga comme li ñu wax toujours ñu ne wet di gis bokku ci tey Sénégal on vous a montré déjà 4 à 5 régions yoo xam ne ay doomu aadama ñoo doon ñaxtu fépp fu Macky Sall jaar bàyyi na fa deret donc ñun ñu ngi ñaxtu aussi kilifa réew mi pour ngeen dégg li tax ñuy ne ngeen dégg li ñu dañu ne lu ëpp tuuru dañu bëgg ngeen dégg du dànkaafu nag kenn du dànkaafu sa kilifa kenn alerté rek nga mën a def sa kilifa dañu bëgg ngeen dégg pour ngeen xam ne ñu ngi maltraité doomu Sénégal yi Macky Sall jël na ay bandi dugal na leen ci réew mi ay nit yu amul liggéey ay nit yu amul xëy mu jël leen jox leen 15 000 francs ay ponkal la ñuy entraîné ba xamuñu lu ñuy def seen bopp ay délinquant mu jox leen ay ngànnaay nañu jànkonteel ak doomu sénégalais yi nga xam ne ñoom ñooy wane seen naqar ci biir réew mi loolu nag dinaa ko bamtu ci anglais pour opinion internationale bi
dinaa ko wax aussi ci français pour opinion internationale bi dégg ko. So today I'm speaking from the United States of America. Actually, this happened after I myself been freed from jail from the Senegalese government. So our president have hired militias, armed militias, and put them all over our country in Senegal. These are not law enforcement officers. We have a law enforcement. We have an army, which is very Republican, a Republican army, very respected. We have a police, which is also a very honorable police. Our police force is one of the best in the world. We have also gendarmerie, which is also the best in the world we have in Senegal. But our president elected, because those people are not going to do his dirty work, to hire armed militias, criminals, that are all over our country today, very armed and dangerous, that's going around and harming the population. Those are the videos I was showing just now. They go around and beating and hurting the population of Senegal. And we want the international community to know and take their responsibility. The president of Senegal, Macky Sall, is actually a criminal. He's actually going around today in Senegal hiring armed militias to beat the population that come out and protest against him. And it's very important for the world to know. It's very, very important. We want this information to be shared and to be passed all over the world, for the world to know that the president of Senegal, Macky Sall, is actually a criminal in the head of state who goes around and paid armed militias to harm our people. This is a very important information we want the world to know. Because obviously, I myself, from the same criminal, just being accused of being a terrorist and arrested here in the United States and released. I was exonerated by the U.S. immigration courts and I'm home free and safe. But my people in Senegal are not safe. People are being brutalized. People are being vandalized. People are being beaten. Women are being beaten. Men are being beaten and harmed. And the world must know. It's very important for the world to know. Voilà. Donc aussi, je vais passer ce message en français. Je pense que aujourd'hui au Sénégal, l'opinion internationale doit prendre ses responsabilités. On a vu que le président du Sénégal, Macky Sall, est en train d'armer des milices, ce qu'on appelle marron du feu chez nous, et leur donner des armes et des armes blanches pour brutaliser la population du Sénégal. Et ces messages, je les ai passés tout à l'heure sur Facebook, vous pouvez les voir. Des personnes qui ont été brutalisées, tout simplement parce qu'ils sont sortis et mettre des brassards rouges et dire au président de la République du Sénégal qu'ils ne sont pas satisfaits de sa démarche. Et je pense que c'est la démocratie qui nous donne cette responsabilité. C'est la démocratie qui nous donne cette force. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'opinion nationale et internationale doit être au courant de ce qui se passe chez nous. Et c'est important que ces messages doivent être partagés. Macky Sall doit respecter les Sénégalais. Macky Sall doit respecter les Sénégalais. Les Sénégalais doivent être respectés par Macky Sall. Parce que c'est les Sénégalais qui t'ont élu. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas, les mêmes personnes qui t'ont élu, tu les brutalises parce que tout simplement, tu ne veux pas qu'ils te disent ce que tu es en train de faire dans le pays qui ne leur plaît pas. Et vraiment, bëgg naa doomu aadama yëpp jël loolu ñu partager ko ñu gànnaayoo ko ngeen dagg information yooyu mu jàll au niveau national et international pour doomu aadama yi jot ci. Bëgg naa ngeen xam ne aussi heure bii ñu jël ci dimanche bi accaparé nañ ko ñu ngi liggéey nag fan yi ndeysaan ci heure jàkkaarloo bi nañu travailler ak le journaliste pertinent Pape Alé Niang ñu jox ko ay moyens ñu jàppale ko pour mu jël heure boobu mu accaparer ko ba nga xam ne seen message yu bon yi comme ñoom liggéeyaluñu réew mi comme ça message yu bon yooyu nga xam ne ñu ngi koy jàllale dootul jàll parce que dañuy nelawal xelu Sénégalais yi en fait tey boo gisee télé yu mel ni TFM ak 2S ak yeneen télé ak ay leeral ak ay Sen TV non Sen TV sax mënuma ko cee compter naa ko bàyyi mais ak ay leeral ak yeneen Seneweb ak ñeneen ñooñu ñooy télé yi nga xam ne ñoom ñoo bëgg a nelawal askan wi donc ay télé la yoo xam ne doomu aadama yi dañ ci war a bàyyi xel
parce que le Sénégal a besoin vraiment de l'information information bi dëggu voilà mu ne Haalpulaar s'il vous plaît voilà defe naa waxuma sax ci lakku Sénégal yi mais dinaa wax ci pulaar mi faalaak siɓɓe amen to e Fouta gaccon hakkille gandon Macky Sall e ɗe nerviji mum no bonnude saare nde e mo bonnude kadi inde Haalpulaar par ce que si on yii miɗo reeni haala ka mi faalaka haalude haala Haalpulaar parce que tout simplement mi faalaka sénégalais ɓe ɓen cikka Macky Sall ko Haalpulaar par ce que Macky Sall ona Haalpulaar parce que Macky Sall ko woni e wadde e Sénégal mais meeɗa jiide e Sénégal gila Sénégal woni Sénégal ha joni par ce que nanga yimɓe no gaaña yimɓe wona Macky Sall tande par ce que on nanno ɗo Aliou Dembourou Sow no nodda yimɓe no wiya ƴette jaasiji mum jaahe kaɓen pour Macky Sall wona ɗo si Macky Sall gayni okka Abdoulaye Daouda Diallo ɗum ona démocratie ona haare démocratie ko vote démocratie ko neɗɗo yaham vota si Fouta fof faala wotande Macky Sall hay fus men mbawata hen kono menen ko gonga men faala gonga tan men faala par ce que ko woni wonde e Sénégal ni Macky ko woni e wodde e Sénégal ko mo mbaɗa sénégalais ɓe ha vraiment ɓe jiiɗata fulɓe par ce que yimɓe kewɓe hande e Sénégal no sikka Macky ko fulɓe ɓe nolimo pour o waɗa ko golle makko bonɗe wona fulɓe noli Macky Sall ko groupe criminel goto Cheikh Oumar Anne Macky Sall e Aliou Dembourou Sow e Aliou Ngayɗo ɗo e New York e ɓe yimɓe criminal ɓe jaltuɓe waɗɓe supporté Macky Sall pour bonna Sénégal vraiment sénégalais fof menen fof ɓen duwa wonde goto anda ko menen fof ko nene goto baba goto Fouta noon tampi kono Sénégal fof tampi men fala inchallahu rabbi yo men daro men bona goto men fewna Sénégal wa assalam voilà donc gars yi aussi nandiga mum maren conin kon kada ngani namuko na joppa ga nuwari ndenga gelli ke ribare nin kita nga su nuwari ni parce que kasu siginda ngani kasu da koy ngananti mare mungoy kawga la hina hebe tu indi Sénégalais no ngalenki Macky Sall wa Sénégal de ben nonga awa ada malis nu nyawutu manam ogati ni kubenda maron du feu hadamaren dinkan wani ga debe kedi ga batarle mu ga iganta gollini awa kalsi nguta wa kinniya pour ina Sénégalais nu lemunun katu imma awa a problème be aga nyana debe kedi ko imma ko isoronga ken ka gani hibe anya hiboronte nyai parce que Sénégalais nu nato ngunya munda Macky Sall lenki ada Sénégal tampindi awa Sénégal re mun kam ma wi katta awi yangan katana kempeti hoyo gan kawa dungena Sénégal no ngalenki ken gani soni ki agani wolo ho agani sereri agani jola agani kanyele masui o sun kawa sikya ombara ona tu nanti Sénégal suni saga bane haba bane amma o de ben kumu angana daga Afrique centrale nu menu ngada ke golli ndambe anci gilenki hada mare mun ngame kursini kempeti hisre o jamane ken honga on cigi o sumbara Macky Sall ga kebe munda na nya Sénégal lenki o sumbara on tadanga ni kenta nyano de be ken honga wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wala gay ngana mbadin Casamance nkol fanaya mandin kol comme ça nalie kacha Macky Sall be mun kambi ni nga lom fana nga hakilo tu nga lon ko abe nala le Casamance anen nyin kele sifa abe nala le ay nervio leta ay jo pour yeta ikamol bouté wo manke fenti muy ya lon ko abeti ata se sate sambano nyato donc nga wakili mbenga ke kilinti mbenga mbulo di nyola nga lon ko ntolbe mu bakilim fa kilineti abe nyin katato ya mun nkana dunga kono parce que ni tata sate dolto bi comme Afrique centrale anin sate jama membe dunia kono guerre civile le balata je because Macky Sall lafta wole la a laftale ay nin dunia bula nyonna nkana son nga lon ko Sénégal be mu kilineti ntol be ba kilim fa kiling ntol be mo kilingol le monti nkana son momo yen séparé ntol be nga bulo di nyonna ala nyin 3e mandat ko yalo Macky Sall manke foroti Macky Sall mu jongoleti ala be nyim munna forol takela jon do ko lem nyinti voilà al nga hakketu nyola vraiment ala barka bake inshallah rabbi fo dimanche do ngana nyin ka tiata nga continuer inshallah rabbi voilà donc les amis gars yi ne won na promettre nane dina ubbi ligne bi
maa ngi joxe numéro bi encore pour ma ubbi ligne bi pour benn 10 à 15 minutes parce que 1 heure de temps laa yemale live yi léegi donc dinaa leen ubbi ligne bi benn 10 minutes à 15 minutes 001 jël leen numéro bi 001 après ngeen def 646 après 860 après 84 66 encore une fois 001 646 860 84 66 donc dinaa ubbi ligne bi pour benn 10 à 15 minutes pour bàyyi leen ngeen wax li nga xam ne moom moo leen naqari ci seen biir xol ku nekk génnee li nga xam ne moom moo la naqari donc vraiment merci encore pour écoute bi incha allahu rabbi dinañ ko gën a jollil nañu commencé ngeen wax li nga xam ne moom moo leen naqari voilà ci seen biir xol ku nekk génnee li nga voilà donc nañu commencé d'abord allo voilà dëgg rek voilà asalaamaaleykum sama sëriñ voilà sa connexion bi la de gars yi jox naa leen numéro bi voilà maa ngi nii di ko pin comme ça ngeen woote ah voilà donc bismillah dëgg rek sa téléphone bi doxul ah voilà ok asalaamaaleykum. salaamaaleykum. waaw mbokk bi ñu ngi lay ziyaare bu baax a baax a baax. ok bu leen guddal nag comme ça ñi ci des mën a dugg voilà bismillah ñëwal. waaw bismillah. allo. sama sëriñ. ok maa ngi jël keneen. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw sama sëriñ maa ngi siyaar bu baax. maa ngi lay ziyaare bismillah ñu ngi lay dégg. waaw sa mbokk yi nga xam ni ñoom nga bokkaloon xeex bi. te nekk Italie. may am mbégte nag bu baax ci dellu si di la dégluwaat di am mbégte waaw di wax nag ni comme ki ñu ko seqal mbaam la te yow li nga jàppoon ñun moom lañ mës a jàpp te duñ ko mës a bàyyi ñun ñu ngi sa kanam ñu ngi sa ginnaaw. na la leer na xeex bi doo ci wéet. incha allah. ndax xam nga damay faral di dégg ñu am Fuuta tampi mais Sénégal tampi ba Europe sax tampi ndax li problème bi mooy doomu Sénégal fu mu nekk mu ngi yëg coono. te loolu benn nit dong moo ñu ko teg. muy groupe mafia bii nga xam ne Macky Sall moo leen jiite tekki wuñu dara. duñu nitu dara. ñun nag dañuy faral di juum ci communication naan Macky Sall du bokk 3e mandat dañ koy bàyyi ba 2024 dañoo war di wax naan bu 2024 jotee mu jox ñu organiser suñuy élection te mu abal ñu. ndax ku wërta bokk wartu ñoo wax sax naan ba 2024 ak moom. moom na yeggale mandaam te bàyyee ñu suñu réew ñu réglé ko. jërëjëf. Sénégalais yi ñoo sonn doyal nañ ci moom. fépp ay métti du mag du ndaw du kii mais nag nañ ñaax gone yi bu baax ñu bindu man sama waa kër dama ni leen. suñ leen bindoon Tamba sax ma jox leen oto bu ngeen woote ci. mais yooyu dafay war a jeex injustice la. waaw ñu jégalu nag bu baax ndax liñ bi xam naa ñi ci bëgg a dugg bari na mais liñ bëgg a wax bari na trop. jërëjëf. jërëjëf Tounkara yal na la suñ borom dolli taxawu. amiin yaa rabbi te sàmmal ñu Ousmane Sonko. amiin jërëjëf. amiin. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. allo. allo asalaamaaleykum. waaw ñu ngi jéggalu sëñ bi bismillah. waaw amul solo maa ngi lay ziar Ousmane Tounkara. waaw ñu ngi lay ziar ñu ngi delloo ziar bismillah. kii Serigne Mbaye la mi ngi wootee depuis Maroc ah. waaw bismillah ñu ngi lay déglu sëñ Mbaye. waaw di wax affaire yi moom nice na trop ñun moom ñu ngi seen ginnaaw quoi. waaw bismillah. waaw parce que ñun moom Sénégal rek moo ñu ñor parce que tamit buñ gisee koo xamante ni xam nga day xeexal Sénégal su boobaa ñun dañuy am courage ñun di ko déglu. waaw bismillah. waaw parce que ñun dëgg rek moo ñu ñor lépp loo xamante ni doonul dëgg rek amuñu ci soxla bañ nañ ko ba réseaux sociaux yi boo dul wax dëgg sax ñun duñ la déglu. waaw parce que Sénégal dafa nekk loo xamante ni dafa nekk ci suñu biir xol. parce que tey Sénégal nu mu mel nii xam nga ñëpp la métti quoi man fi ma toog nii yàlla xam na ni bu may dugg ci réseaux sociaux yi di seetaan information Sénégal damay am xol bu métti.
waaw parce que boo génnee si biti nga gis yeneen dëkk yi nu ñu mel ci dëkku Afrique yi parce que Maroc ci Afrique la bokk moog Sénégal même pas 3500 kilomètres. Te Maroc gi tey li Sénégal am ci ay ressources Maroc amu ko amul ressource. mais tey lan moo tax Maroc mën a développé te Sénégal ñun mënul développé loolu lépp à cause de ñàkk njëb bu baax. merci beaucoup. moo tax daal ki nga xamante ni moom la ñuy xeexal muy Ousmane Sonko ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom 2024 yàlla na yàlla jël réew mi rek teg ko ci loxoom. jërëjëf merci beaucoup jërëjëf. merci sama sëriñ waaw ñu ngi kontaan ci yow bu baax a baax. merci voilà gars yi bu leen guddal nag waa salaamaaleykum. waaw salaamaaleykum welcome back. sister ziar naa la bu baax a baax maa ngi gis sama xarit aussi fii jéegu Caterpillar maa ngi lay ziar bu baax a baax. sa xarit yi dañoo bari. jéegu Caterpillar non jéegu Caterpillar moom xam nga moom daf ma séeréel boppam rek moom sama chéri la moom beneen kaa la. mani xam nga yàlla moo def ku bëgg Sénégal bëgg Ousmane Sonko rek ñëpp lay bëgg. macha allah. parce que suñu borom moo ko def ci ndox mi ñun ñëpp ñu naan ko. dëgg la macha allah. moo tax soo amee problème dañuy jël sa problème yanu ko def ko suñu problème personnel kenn ku nekk. loolu mooy dëgg macha allah. moo tax ma ne la welcome back. yàlla bu la dara métti. amiin yaa rabbi ya allah sister thank you. li ñuy ñaanal Ousmane Sonko lañ lay ñaanal yow. macha allah jërëjëf. ñaanal ko képp ku bëgg Ousmane Sonko. macha allah jërëjëf. parce que da end de day rek ñun li ñu bëgg mooy suñu réew développé sénégalais am jàmm. gars yi de nee nañu suñu maire baa ngi noonu gars yaa ngi bind de gars yi kontaan nañu. namoon nañ ma tamit fii. macha allah. waaw loolu la yàlla dogal xam nga monteur yu baax yëpp a bokk heure. dëgg la. moo tax na nga xam ne rek wéetoo doo ci mës a wéet Ousmane. macha allah macha allah on est à tes côtés. kontaan naa nag ci yéen pour nu ma koy waxee toujours rek. you know I'm very happy. aw ma seen pay yàlla moo am seen pay. balaa nga doon xam ne yow sa xol dafa rafet. man Ousmane maa ngi la gën a jàppe yow jàpp naa la de maa ngi la gën a jàppe bii corona bii commencé sénégalais yooyu stag ci diggante Maroc ak Mauritanie. demuñu dikkuñu lekkuñu naanuñu Ousmane li nga ci liggéey loolu yàlla mënu laa neenal yow. 80 sénégalais africains yooyu nga xamee ni y avait 2 femmes ci seen biir toog foofu lekkuñu demuñu dikkuñu Ousmane. yónnee nga sa alal. xoolal far nga seen rangooñ. moo yooxu nga àddina yëpp pour ñu jàppale ñooñu ba ñooñu féex li ñuy lekk yaa leen ko doon yónnee yow Ousmane. parce que allo. waaw maa ngi lay déglu mënuloo def lu baax ba pare di ko waxal sa bopp da ngay bàyyi ñun ñu wax ko. pour te dire que ñu ngi la bàyyi xel. da nga sauvé ay nit bu dul benn du ñaar du ñett ñi nekk Maroc càng fa am problème nga leen di yónnee billets yi ñuy dem nga defee ni ñun yëguñu ko. ñi am soxla yu métti tiis nit ñi woo la yaakaar nga def sacrifice génnee sa alal yónnee leen ko pour sauver leen ñaata yoon nga ko def loo xam ne liggéeyu ambassade moo ko war a def yow nga koy def yow surtout 80 personnes yooyu keroog ci diggante corona bi ñuy jooy nekk ay nit lekkuñu naanuñu sanguwuñu yow Ousmane nga leen di jàppale yal na la yàlla fay ci loolu fay la ko ci sa njaboot. yow da ngay jàng rek mais incha allah doo daan. merci. parce que def lu baax énergie la nit ñi xamuñu ko soo defee lu baax muy dem énergie bi day ñëwaat encore ci yow. moom la américain di wax goes around comes around. li ngay def lu baax nit ñaa ngi ciy bàyyi xel nit ñi dofuñu de nitu léegi dañoo mu sor. li may waxee nag mooy. askan wi actuellement ñëpp macha allah yeewu nañu. tubaar fakal la macha allah loolu jooyatuñ ko. xam nga lu ñuy jooy. ni fichier électoral bi nañ ko audité nañ ko génne. parce que ci la waa ji toog. bañ ñi du ko génne. carte yi mu def non votant amu ci droit. loolu looy xeex bi. ba pare. dafa am loo xamee ni ñoom ñi ngi may déglu bu baax a baax parce que dafa amu fi. dafa am loo xamee ni ci la ñuy yëngatu depuis des années. duñ fi nekkee ba tey di ñu divertir ci xam nga lan. di jàpp suñu ay nit. su ko defee bu ñu génnee au lieu ñuy jooy ci ressources yi. ak di jooy ci pétrole bi nga xam ne ni ñu ngi koy paree sàcc ndax commencé wuñu ko sax. au lieu ñu suñu attention dem foofu dañuy yóbbu ci libéré. heure da nga seet heure bu ñu defee ba tuba ñëpp génn ci biti libéré la ñuy wax. ñoom ñoo ko tey pour yóbbu ñu ci côté libéré pour mën a jël alalu askan wi di ko rawale. c'est très important li may wax.
lii nag na ci sénégalais yëpp bàyyi xel que suñu pétrole bii warul dem suñu alal ni muy demee ci suuf te yëgaluñu ko dañoo war a xam nu mu demee na yëpp surveiller alalu Sénégal te bu génn jotee xeex bu mu mën a doon ci àddina nañ ci boole wàlle suñuy ressources parce que heure bu nit ñi génnee France ak multinationales yi ñu ngi xool ñii lan la ñuy jooy tey ñii de jooyuñu pétrole bi jooyuñu or bi jooyuñu zircon bi jooyuñu fer bi libéré la ñuy jooy libéré ñu ne loolu de libéré moom du dara bu ñuy bàyyee ñi dañuy jàppaat ñeneen rek kon nañ leen bàyyi ñuy libéré rek génn rek naan libéré temps bi di dem ñu jël suñu alal di ko yóbbu Ousmane lii c'est extrêmement important mooy suñu alal bi ñuy jël teg ñu ci libéré ba mu libéré ba pare wëlbatiku suñu fichier bi mu bañ ko génne lii moo jaral raak ba naaw dañuy bañ a dégg raak ba naaw laa la wax lii bu ñu ko defee dinañu am ndam mais ñuy ñëpp nag wax ni képp kuy laay wër na nga rebondir ci lii ma wax parce que fii mooy métti wasalaam jërëjëf soxna si jërëjëf merci beaucoup merci voilà donc gars yi voilà allô Oui, tonton, comment tu vas? Ça va, alhamdulillah. J'espère que vous allez bien et je vous félicite. Ouais, je vais très bien, alhamdulillah. Tu veux participer dans le live? Oui, je veux participer depuis le Sénégal à Dakar. Voilà, on t'écoute. On est à l'écoute. Nous sommes là. Ben, on vous félicite. Moi, je suis élève, mais je vous félicite. Merci beaucoup. Merci. J'ai toujours été contre. J'ai toujours été contre de la dictature. Merci. Mais ils nous imposent une dictature qui est ouf à la base. Merci beaucoup. On est derrière vous. On est derrière vous. Parce que ñun élèves yi sax dañoo sonn. Ndeysaan. Xam nga ñun ndaw yi jamono Ablaye Wade duñu yéeg problème. Xamuñu lan mooy problème, xamuñu lan mooy dictature, xamuñu lan mooy coow ni grève. Mais ñun léegi dañoo xam grève, xam coow. xam ay xuloo élèves yi léegi ñoo fi ñàkk suñu bakken ñun élèves yi ma dafa jaratul adduna bi léegi jaratul dara te ku xool xalaat démb ku xalaat sa démb du nga moytu sa tey peut-être moom daa xalaatul démbam rek xalaatul jaar-jaaram parce que bu xalaatoon fi mu xuus ba Ablaye Wade jàppale ko ba mu nekk fi mu nekk nii foog naa dina bay lu bëri adduna gi dafa jeex ba pare jeex na ba pare. Merci. dafa jeex ba pare. instant yi man je suis élève en tant que enfant xale bu ndaw. gën kaa xam àddina. lii dafa ruslu. waaw yaa ngi ñuy jàngal ñun. dafa ruslu wallaahi dafa ruslu. sama yaram xeex bi xiiroo bi ñaaroo bi amul benn sens. dañoo xam ni que d'autant plus que bés boo deewee 7 mètres par car moo lay topp ak i ay ñaan. ndeysaan. alal bu ñuy xeex ni yëpp yi lañ koy wàcc. ndeysaan. yàllaay nangu yàlla kon tey ji bu ko mayee dafa nar a tàccu bu ko tàcculee dafa nar a feccal Sénégal. Ablaye Wade il a été là quand il faisait dur bi mu tàngee jël Ablaye Wade fii lañ ko gis taxaw devant tous les présents mu ne ñun Sénégal la ñu gëm donc lan moo ko teree loolu lekk na si ñànkatang bi lekk na si suufu Sénégal bi donc lan moo ko teree dañoo waxante dëgg on souffre en ce moment nous les élèves on souffre. Ils sacrifient nos bacs, nos examens pour lan alalu àddina amul sens doomam yi nekk ci États-Unis di foo di kaf di yàq xaalis moom mun di dundam ñun ñuy di torox suñu parents yi pour ñu fay leen sa problème la des fois da ngay génn bëgg a gis nit bëgg lekk da koy të parce que dafa métti man maa ngi nii dama am problème mu ordinateur dangay dolli sant yàlla quoi ñu ngi nii ñun ñëpp élèves yi dañu am problème. Donc c'est dur billahi c'est dur ma la doon ñaan na nga jàppale ma man mi dama am problème ordinateur damay jàng. waaw léegi yow nga woo ma ci suuf yow danga may yónnee message fële ci suuf dégg nga. ok inchallah. merci beaucoup tonton et bon courage. voilà Macky Sall lii la ñu am Sénégal suñu doom yi ça fait mal au cœur dégoûtant. asalaamaaleykum. waaleykum salaam Ousmane. waa gars yi kii mooy doon dernier intervenant nag bii laay jël bii mooy doon dernier appel pour tey maa ngi jéggalu. voilà. waaw man duma yàgg sax tey dama lay siyaare rek parce que sama mbokk Gambien la. voilà.
ba Modou xam naa ne bu ma la waxee tur bi dañ ko jàpp. waaw xam naa la ba. voilà dañuy. Harlem Car Service, right? Harlem Car Service. Harlem Car. I know you. yow dama la xam lu yàgg sax depuis ay 93 94. yeah xam nga bu yàggul rek tase nañ. of course I remember you. I know you well. dañuy yàgg xamante bu yàgg mais temps yi nga nekkee si jafe-jafe sax dama daan ñëw si protest bi. ndeysaan macha allah. mais depuis loolu ba léegi depuis boobu ba léegi mënuñu gisante wër naa la si biir dëkk bi mais mënuma la gisante. non dinaa leen seet si dinaa ñëw foofu. bu soobee yàlla non ok bu fekkee lii mooy sa directeur sa numéro directeur rek amul problème. danañu déggoo. voilà incha allah waaw. du ma guddal jërëjëf ah. waaw jërëjëf merci beaucoup. incha allah voilà donc je pense que gars yi ñu yemale ko fii tey incha allah ñu joxante waat rendez-vous. rendez-vous bi encore vendredi la parce que fi mu toll nii ñaari fan yi laa jël vendredi ak dimanche pour le moment voilà bu ko situation obligée nag ñu yokk ko mais temps yi ñu ngi concentré wu rek ci vendredi bi ak dimanche ah léegi vendredi bi incha allah dina doon 15 heures heure New York mu doon 19 heures heure Sénégal mu doon 21 heures heure Paris voilà 20 heures heure Paris lañ ko bëggoon def waaye du mën a nekk parce que li tax loolu mooy juma day tombé ak 2 heures fii donc du mën a nekk donc 15 heures 14 heures et demie pour être sûr ah 14 heures et demie heure New York mooy presque 15 heures mu doon 18 heures et demie presque 19 heures Sénégal mu doon 20 heures et demie presque 21 heures France ah donc heure boobu lañ koy def. donc vraiment ñu ngi leen di remercier bu baax a baax dimanche yi nag xam ngeen heure bi 11 heures heure Amérique la mu doon 15 heures heure Sénégal doon 17 heures heure Paris boobu la ñu jël ci dimanche bi. gars yi ma bëgg ngeen abonné wu Dakar Matin loo leen bëgg a dégg ci sama situation bi ak li ma daloon mën ngeen ko seetaan ci chaîne Pape Alé Niang bi Dakar Matin dem leen foofu mi ngi ci YouTube bu Pape Alé Niang yéen ñëpp bëgg nañu ngeen abonné wu ci Dakar Matin abonné wu leen ci 1 million bi comme ça ngeen invité seen ay xarit ñu abonné wu comme ça information yi ñu mën ko jàllale suñu mbokk yi jël suñu information yi aussi di ko dugal ci YouTube bi te iñaanewuñu leen ko nag dañu bëgg ngeen yéene nañ leen ko mais s'il vous plaît titre yi rek dee leen ci bàyyi xel Ousmane rey na diw wala Ousmane menacé na diw de mort wala Ousmane saaga na diw moytu leen yooyu parce que seen même vidéo yooyu la ñu jël moom lañ ma toppee woon fii donc vraiment bëgg nañu boo leen di titre ngeen titre normal boo leen bëggee jël sama photo tamit bu leen jël photo yi ngeen jël ko jaxase ko mel ni damay waaj a attaqué Lyon wala dara jël leen photo yi normal rek ngeen dugal ko di wax nit ñi dëgg parce que ñun amuñu problème pour dëgg bi génn ndax dëgg moo ñu fi indi ndax xam nañ ne dëgg la yàlla bëgg te dëgg rek mooy mujj voilà donc les ennemis cachés les amis les ennemis ñu yéen ñëpp ñu ngi leen di remercier parce que comme ni ma koy waxee toujours ñi ñu jàppaleeg ñi ñu jàppalewul ñi ñu bëgg ak ñi ñu bañ yéen ñëpp ñu ngi leen di remercier parce que mbir mi ñun ñëwuñu fi pour wut si ay noon dañu ñëw fi pour wax dëgg bi pour dimbali Sénégal loolu rek la ñu bëgg incha allahu rabbi donc gars yi ñu joxewaat dig daje ah vendredi bi lay doon vendredi bi incha allahu mu ñëwaat jolli waaye comme niñ leen koy waxee ci diggante bi bu fekkee ay urgence am na te urgence bari na Sénégal bu fekkee temps bi permettre na ko dinañu dugalaat yeneen jour te dinañ leen ko avertir 24 heures à l'avance 24 heures à l'avance di ngeen ko gis incha allahu rabbi mais dimanche bi moom xam leen ne boobu sécuriser nañ ko 11 heures dimanche heure New York muy 15 heures heure Sénégal muy 17 heures heure Paris boobu suñu heure la léegi jël nañ ko parce que dañu bëgg di wax lu baax rek ci internet bi pour doomu adama yi di ko njëriñoo gis naa fi ñëpp nag ñoom Sali Diop ñoom Bana Mburu Camara gis naa leen fi ñëpp a ngi fi gis naa fi ñoom Bëgg Mburu gis naa fi sama ñoom chéri bi ñoom Fatoumata Danso gis naa leen fi ñoom Yaay Astu je vous vois ñoom Chie Bandian ñoom Fanta Diop yéen ñëpp ñoom Marie Diop I see you Adama Ka yéen ñëpp gis naa leen voilà donc vraiment maa ngi leen di gis dinañu am nag ay invité comme niñ leen koy waxee dinañu commencé waat invité doomu aadama yi comme ni ngeen ko gisee woon di remercier suñu frères yi ñoom Akhenaton ak ñeneen vraiment yéen ñëpp affaire nervi yi nañ ci taxaw
voilà la solution nekkul vraiment ñu ne mbaam bu la weqee nga wekk ko yéen ñaar ñëpp da ngeen di daal di dooni mbaam nervi wu newuñu kenn ñu jël ay jaasi ñu nit ak ay cours di dóoranteeg ñoom parce que loolu la ñu bëgg en fait c'est ce qu'ils veulent Macky Sall guerre civile la bëgg a créer Sénégal parce que bu leen fàtte ne Macky Sall il est sécurisé moom bu créer guerre civile moom ci palais bi lay toog ne voilà moom day jéem a jubbanti réew mi loolu da koy may porox ndoll bu mu toogee buñ ko may porox ndoll boobu déedéet bu ñu may Macky Sall porox ndoll boobu nañu bàyyi Macky Sall moom muy def ay ñaawteefam ñun ñuy def lu baax wallahi billahi tallahi al azim yàlla du fay jëf ju bon bàyyi jëf ju baax je vous garantis wallahi billahi al azim yàlla du fay jëf ju bon bàyyi jëf ju baax ndax yàlla bu doon fay jëf ju bon bàyyi jëf ju baax fay yéene bu bon bàyyi yéene bu baax ni kon man tey maa ngi Sénégal par force ñu may maltraité mais yàlla won na leen ne moom moo fi nekk yaa zil jalali wal ikram xam nga yàlla ndeysaan borom kun fayakun comme ni ngeen koy waxee toujours yàlla moo fi nekk gis nga àdduna bii ku fi am lu baax yàlla moo la dimbali fii ndimbali ku yàlla dimbali rek moo fi am jàmbar amu fi fii ku yàlla dimbali rek moo fi am ku yàlla dimbali kese moo am fii donc ñun ñëpp nañu jàppee lii ndimbalu yàlla léegi nag ma wax leen dara ma leeralaat ko lépp lu fi baax ci waxtaan bi xam leen ne yàlla la ak yonentam c'est pas Ousmane Tounkara lépp lu fi jéng rek ngeen xam ne man la te doomu aadama la matuma te ngeen jéggal ma ko wa asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. gars yi yéen ñëpp nag ku lim juum ku ma fi tuddul bul ma mere parce que gars yi itam nga tuddloo ñu ne merewul noo leen voilà donc yéen ñëpp maa ngi leen di ziyaare bu baax a baax Samba Seck Binta Sané Serigne Saliou Binta Sané nee na sama tooma jëkkër macha allah yow kon sama chéri nga Binta Sané ah voilà macha allah nuyul ma sama tooma bu baax voilà gars yi yéen ñëpp maa ngi leen di ziyaare ku ma tuddul rek ku ma limul dama juum ngeen jéggal ma dégg nga voilà donc merci beaucoup incha allah ñu joxante rendez-vous ajjuma dinañ ko préparer nag ndax bëggatuñ fee ñëw di waxtaan ak sénégalais yi te xamuñu li ñuy waxtaan lan la dañuy bëgg saa bu ñuy ñëw ñu indi firnde incha allah dañuy bëgg toujours oustaz Sarr voilà c'est oustaz sama xarit oustaz ziar naa la bu baax a baax a baax a baax vrai Lion Diallo ziar naa leen voilà donc Mohamed Dabo merci beaucoup Fara Ndiaye good job excellent merci beaucoup Alioune Mbaye vraiment merci gars yi vraiment maa ngi leen di ziare bu baax a baax a baax a baax di leen jaajëfal di leen remercier di leen jox comme ni ko suñu xarit bu baax bi di waxee dig daje vendredi incha allah ginnaaw bu ñu jullee juma fii ci Amérique comme ça ñu mën a gën a yaatalaat waxtaan bi vraiment ñu ngi jéggalu nag bu baax a baax a baax wa asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.